salaamaaleykum internautes yi nga xamante ne si yéen a ngi ñuy suivre tey ñu ngi waat suñu beneen numéro émission bu bees muy 90 minutes tey nag ñu war see dalal ki nga xamante ne si moom moo di Pape Boye ñu ànd ci ak ki nga xamante ne si mooy Assane Khoule Assane ñu nuyu la. waaw salaamaaleykum ami internet Sen Média ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di amaat contacté ak mbégte di leen dalalaat ci émission 90 minutes 90 minutes su ngeen ko déglee mooy concept ban la am ay jeunes la ñuy xool jeunes yi nga xamante ne am nañ talent te feeñu la ñu leen di xool di leen tàggat di dem ci ñoom di leen interviewé tey nag ñu amaat mbégte nag di dalal koo nga xamante ne nii un jeune joueur la talentueux bi nga xam ne nii am na ay potentialité dëkk Louga loo moo ngi tudd Abdoulaye Sy ñu gën koo xam ci Pape Boye salaamaaleykum Pape Boye. maaleykum salaam Assane maa ngi leen nuyu di nuyu Jules di nuyu mbokk internet yëpp di leen wax ni kontaan naa trop ci dalal bi ngeen ma dalal quoi. waaw Pape Boye ñun ñoo ngi xam sa turu Pape Boye lañ njëkk a xam ci Louga gi yëpp. mais ñu ngi la gën a xam nag ci say kayit Abdoulaye Sy moo ci nekk. nga ngi juddu le 8 janvier 1997 lan moo indi turu Pape Boye bi. bon Pape Boye bi may xale lañ ma ko dàkkantalee parce que sama yaay moo sant Boye ma ci la ma joxee tur boobu ñu may wax Pape Boye mais mon vrai nom Abdoulaye Sy la mais Louga ñu la plupart Pape Boye lañ may wax mais sama tur dëgg-dëgg Abdoulaye Sy la. Abdoulaye Sy. waaw foofu la ñuy jaaree rek di la laajaat beneen question que ni yow sa cursus scolaire ak sa cursus ci maanaam sa début football. fan nga ko tàmbalee. bon man maa ngi tàmbalee sama formation petite catégorie école football que Serigne Bara. bu Baye moo sëy Baye moo sëy moo ñu yoroon petite catégorie. fa laa commencé di def sama apprentissage moo fa defee 2 ans ci laa demee Penc benn équipe bu ne fii Kër Serigne Louga fa laa defee sama petite catégorie fa laa def tamit 2 ans cadet. après par la suite ci laa demee Rufisque def naa fa tamit 3 ans presque yoo xamante ni fa laa defee tamit sama formation cadet et junior waaw fa laa débuté sama petite catégorie cadet après ma joué junior foofu ñu ma daan surclassé en senior waaw en 2015 ci laa ñëwee Louga di joué nawetaan Marbat mu joué Marbat par la suite laa demee Ñambur. ma demee Ñambur ma signé fait 2 ans ma signé 2 ans ma joué ak ñoom 1 an ma joué ñoom 1 an ma amaat beneen contrat boo xamante ne ni moo waroon a jeexal sama contrat ak ñoom ci 2 ans yi ci laa demee Mauritanie benn équipe bu ñëw foofu Asgard ma am benn agent bu ma yóbboon foofu bi ma yóbbuwee biñ demee ñu discuter ma ak ñoom léegi biñ discuter ma ak ñoom ñu d'accord ci ay kàddu mais biñ demee ba ci biir. ñoom li ñu waxoon respecté wuñu ko ci laa ñibbisi waatee fii Louga quoi. voilà ñoom kon respecté wuñ seen ay engagement loolu moom moo tax nga ñibbisi. ma ñibbisi waat waaw. voilà bi nga ñibbisee gis nañ nga jaar fii ci yeneen équipe nawetaan parce que dafoo Marbat kese. voilà yeneen équipe yooyu mën nga ci continuer. waaw ñu xam sa parcours nawetaan. waaw la tàmbalee ba fi mu jeexee parce que léegi. joueur professionnel nga parce que yaa ngi évolué Mbour Petite Côte. Mbour Petite Côte waaw. voilà bon man màgg daan laa njëkk a joué sama première année. c'était en 2009 ay moo nekk léegi jàmm gën quoi. fa laa joué bi ma fa jógee laa dem Marbat bi ma demee Marbat dem Ñambur Matal ci beneen année bi joué wu ma 3e année bi ci laa demee Penc fa laa ne ba par la suite ci phase nationale yi ci la ma am benn grand sama ñaari grand sax muy Khalifa Gueye ak Tafa Sall ñoom ñoo ma proposé benn équipe Mbour Petite Côte bi ma fa demee ci ay tournois. laa dem foofu intégré ci groupe bi par la suite lañ ma jëlee foofu ma signé ak ñoom 3 ans. voilà loolu laa bëggoon nga wax ko parce que penc nga jóge dem fi nga xamante ne si moom moo di Mbour Petite Côte. voilà déjà dañuy wax yow sa poste. parce que yow daanaka ligne ci ligne défense bi foofu ngay évoluer. mais yenn saa yi dañ lay gis nga nekk ci biir axe bi. yenn saa yi dañ lay gis nga nekk ci flanc droit bi. yow excentré latéral de métier nga ou bien axe central de métier ban nga ci parce que yow ñaar yëpp dañuy gis na nga ci nekk à l'aise. si bon man axe central de métier laa mais bi ma demee Ñambur ci dama pa Karim Sega yàlla na ko yàlla yërëm au passage ci la ma yóbbee latéral may jouer latéral bon mais bi ma demee Mbour Petite Côte fa laa dem suñu premier journée ñu nag ñaari tali ci laa jouer latéral léegi bi de fur et à mesure ñuy dem suñu benn axe central bi am cumul de carton bi ma amee cumul de carton ci la ma suñu entraîneur bi daan may ne
ba xam mën naa jouer ak central ma ne ko si mën naa ko jouer ci dama classé may jouer défenseur central boobu ba léegi génn ma ci équipe bi maa ngi sant yàlla ci loolu waaw. ok donc kon depuis kon nga dugg ci axe bi boobu ba léegi na nga nekk titulaire. waaw depuis boobu ba léegi maay jouer titulaire foofu. Assane. Pape Boy bëggoon nañoo xam pourquoi ce choix bi nga xamante ne nii ci zone B rek nga ko teg maanaam diggante Navette Penc Diamaguène ak Marbat pourquoi amoo yeneen contact yi nga xam ni ailleurs ci yeneen zone yi la pour ñu contacter la nga génn dem wane sa talent ci yeneen zone yi pourquoi nga am choix boobu toog zone B kese. non du question que zone B rek laa capté pour jouer ko parce que man bi may jouer Marbat ñoom dañoo ñëwoon Tëngéej fekk ma fa boobu ñu ngi wax ak seen i joueurs yi fa nekk bi ma ñëwee proposé ma bi ñu ma proposé ak liñ ma wax mu intéressé ma ni pourquoi pas ma essayer mais penc moom samay grand ñoo fa nekk ñoo xamante ne nii du football moo ñu boole dañoo seq leneen du dul football bi ñu ma proposé ci laa dem xam nga dem jouer leen yàlla def fa ñu gis ma daan may jël ma daal di continuer foofu loolu dong la. mais du question que mais yeneen zone yi ñu ngi may contacter am na zone ay jamono ay Algérie équipe yu mag yëpp presque dañ may contacter pour ma jouer ci ñoom mais du question dama capter benn zone rek di fa jouer. mais da nga xeeb zone yoon. non du xeebal non te boo dee xool comme dernier carré bi du ci ëpp ñoom day fa dañ ciy ñëw. waaw ku mën na jamono ay Algérie yooyu équipe bu mag lan. waaw ci loolu noonu ñu bëgg a xam rek comme yow yeneen zone yi doon nañ la contacter yow it nga toogaat zone B. maanaam ci équipe yooyu noonu lan nga fa jël ak yan expérience nga fa dund noonu ci équipe yooyu noonu. équipe yi ma équipe zone B. nawetaan waaw non parce que foofu moo ëpp visibilité mën naa ni zone B boo dee xool nawetaan Louga léegi moo ci ëpp visibilité par rapport ak yeneen zones yi. waaw ci dernière année yi waaw par rapport ak yeneen zones yi mais bi ma fa demee am na lu bari lu ma ci gagné. parce que zone yooyu ngay jouer da ngay daje ak ay joueurs yu mag donte nawetaan Louga zone yëpp am ay joueurs yu mag mais foofu la plupart mën naan la plupart joueurs yu mag yi fa la ñuy jouer lu ci ëpp xam nga du question joueurs yu mag yi rek mais tamit danaa fa gagné loo xamante ne ni ay expérience la comme coach yi ngay nekkal di ngay fréquenter ay arqué xam nga ak ñeneen ak ñoo xamante ne nii def nañ ci football lu ne xam nga ñooñ tamit seen expérience day baax ci yow mi nga xamante ni jeune talent nga te da nga bëgg ni football moom ngay suivre xam nga. waaw loolu la yaa ngi waxu coach ak expérience. ñu gis que ni Louga am na ay coach yu bëree bëri. yow yan rapport nga am ak coach yi nga xam ni ñoo ngi biir Louga. ak ñenn ñi nga xam ni joué ak nga ñoom lan lañ def ci yow de plus. bari na man coach yu bari presque fii man ñoom ñëpp dama leen di côtoyer lu ma manqué dama am ñoo xamante ni dama leen di woo ne leen kat man manqué naa lii ak lii. wala après match ma woo benn coach na ko noo gisee sama match tey mun ma defal lii yokkal lii bàyyi lii wàññi lii parce que boo dee xool man du ma naan jouer nawetaan man dama naan gaaw di énervé xam nga su ma daan encaissé bii damay dof commencé di gaañi def acte yoo xam mooy loolu mais am na yenn coach yoo xamante ni bi ma leen côtoyé laaj leen seen xalaat ci lu bari ci la dañee waaw looloo tax mais ñoom ñëpp au moins kenn xaar ma yàlla ñoom ñëpp samay waay lan samay grand lan ñenn ñi samay nijaay lan ñu ngay yokk ci lu bari loo xamante ni aw ma ko woon ba fii nii après match dama leen woo ne leen lii ak lii ñu wax ma teg ma ci yoon. est-ce que mën nañoo xam ñan ngay gën a dégganteel yan coach mën nga citer seen tur ñu dégg leen. bon bari na maa ngi dégganteeg Senior Touré naa dégganteeg moom Mor Sylla Ibou Sarr ak kii waay coach Jéeri comme moom sama père la au passage maa ngi koy saluer tamit lu bari dama koy yokk lu baree bari ñu ci ëpp damay déggante ak ñoom. wax nga que ni zone B bi nga nekkoon. wax nga peut-être côté expérience ak yenn coaching fay yi nga am possibilité di fa fekkante ak ñoom. wax nga tamit ci ngay gën a amee visibilité. parce que xam na gis nañ fa nga jógee dem fi nga xam moom mooy Ñambur. kon yow li nit ñi di coow ci mbedd bi naan. zone B moom Ñambur yow loolu dafa mel na nga koy dëggal parce que nee nan fii Louga dañ koy wax boo footballul dëkkandoo footballoo Marbat sa tànk pour nga mën a dugg Ñambur day xaw a metti loolu na nga koy dëggal yow ci côté loolu nga wax nga ci nga ëpp visibilité parce que visibilité bi fii joueurs yi ci bari fii Ñambur la ñuy viser fii bu nee visibilité mooy pour nga jóge ci équipe dem Ñambur voilà non man loolu moom nag du ma ci dëggal quoi parce que Marbat ñoom bi ñu may proposé pour ma jouer fa proposé ñu ma Ñambur ku xam nawetaan xam ni xaalis da cee bokk
xam nga équipe bi day ñëw proposé ma lii ñoom ñu proposé ma loo xamante ni lu ëpp équipe boobu lañ ma proposé loolu tax ma dem fa mais bi may ñëw foofu man ñoom proposé wuñu ma pour affaire u ñàmbur parce que man même bu dul dara man sama talent moo ma yóbbu ñàmbur comme ñoom buñ ma mënoon nañu maa proposé ma dem coach ba du ma bëgg mais sama talent moom fa bàyyi mais loolu ñuy gars yi di wax man gisuma ko wala ma dem du ma joué xam nga man maay seul joueur boo xamante ne nii sama première année bi ma fa demee le plus jeune joueur bi ma fa demee ma matal championnat parce que am na ñoo xam ne fekk naa leen fa ñu daan joué mais bi ma ñëwee man fekk na ma matal kon ça veut dire que ni man yooyu ñuy wax noonu man gisuma ko fa bokk man bokk yooyu ñuy wax man gisuma waaw talent laa gis parce que bu fekkee ne da nga mën dara yow waroo di basé wu ci kenn waroo basé wu ci dirigeant waroo ci coach parce que man fi ma nekk nii xaw ma fa kenn sama talent moom fa bàyyi ak dimbalu suñu borom loolu dong la man loolu laa gis quoi mais du question que da ngay jouer équipe bi pour mën a jouer am na joueurs yoo xamante ne nii bari na ñu ngi ci navétane yi dañuy jouer après ñaambur jël leen mais duñ jouer marbat duñ jouer penc duñ jouer feneen ak feneen waaw man loolu laa gis quoi. loolu c'était de passage duñ doon wax rek parce que xam nga yenn saa yi moom ñun lu nit ñi di wax. des fois bu ñu toogee dañ koy waxaale yow comme joueur nga. si ñu laajaale la yow expérience bi yow nan nga ko dundee. voilà wax nga aussi tamit question de expérience bi nga am ak yenn coach yi parce que nanga leen di laaj ay conseils. waaw loolu baax na joueurs yi di ko xam parce que nit boo bëggee persévérer bëgg a progresser aussi tamit faaw ngay nangu di déglu ñi nga xam ñoo la mag. ñi la ëpp expérience. ñi nga xamante ne si mën nañ la jàngal woyof. te yow progression boobu gis nañ ko ci yow. ku xool Pape Boye léegi muy football ak Pape Boye bi muy door a tàmbali ñëpp xamoon nañ Pape Boye ku tàng la xam nga xelu xale la yoroon ci football bi mais gis nañ ni conseil yooyu nga wax ni am na lu mu def ci yow foofu la ñuy tëjee li nga xam mooy parcours nawetaan bi ñëw ci parcours professionnel parce que xam naa man avant ngay dem Mbour Petite Côte AGEL dafa mel ni nekkoon nga fa AGEL waaw newoon naa ak yeneen peut-être centre de formation loolu nga ñëw sa parcours professionnel waaw AGEL man maa ngi fa dem en 2012 demee 2012 ñu ngi nekkoon Atlantique FC lañ nekkoon ci beneen année bi ñu changé tour bi def RFC Rufisque Football Club après nag même dirigeant yi la quoi même dirigeant yi la mais président yi ñooy changé. indaale tour waaw mais ci beneen année bi nag ci la AGEL ñëwee mais avant AGEL bi man bi ma nekkee Atlantique ci laa demoon présélection équipe nationale waaw 2014. en 2014 cadet. waaw boobu maa ngi fa nekkandoon man ak Papi ak Amdi ñoo fa nekkandoon boobu. ci nga xam ñoo dëkk Louga. Amdi gis naa seen benn photo boo leen àndee AGEL dafa mel ni. waaw ñoom ñoo fa nekkandoon. waaw mais bi ñu dem présélection ñoo fa nekkoon maa ak moom ak Papi gardien tam ne génération foot. ñoo fa nekkandoon ci nga xam ñoo dëkk Louga mais moom Lusitana la nekkoon ñu nekk Atlantique. waaw léegi par la suite bi loolu jàllee ci beneen année bi ci la AGEL ñëwee. mooy joué cadet junior ñi ma daan surclassé en senior tamit. mais en 2015 ci la rejoindre Ñambur. ok nga rejoindre Ñambur après bi nga jógee Ñambur dem nga fi Mauritanie wax nga ko. waaw bi ma jógee Mauritanie ñëw fii jour bi may ñibbisi fii ci laa fekk Ñambur boobu jël na seen effectif bay dugg hivernal Gambie. mënatoo bokk ci mënatuma boobu jëloon naa sama libération. ak Ñambur waaw. mais par fédération lañ ko envoyé woon. boobu noonu ñoom secrétaire général dañoo amoon réunion Mbour boobu noonu commencé guñu woon transfert ak yooyu ci lañ ma ko envoyé par fédération ma jël ko léegi bi ma ñëwee juste fekk leen ñoom ñuy dem boobu mënatuma delloo bi ma ñibbisee fii ci laa joué fii Santos waaw Louga FC waaw fa laa joué débuté fi championnat bi ci mercato bi ma dem dëkkandoo ci lañ jëlee championnat régional bi fii waaw. voilà waaw Assane gis nañ ni def nga parcours bi nga xamante ni dañ naan parcours bu positif la parce que génn nga frontière Louga dem Dakar Rufisque ak yooyu ñoo ngi dégg sa biir wax nga ni dem nga AGEL te ci AGEL boobu noonu ci nga amee contact gu équipe nationale présélection mais présélection boobu noonu nan nga ko amee bon dañ doon def comme présélection bi dañuy def comme région bu ne day am équipe mais Dakar dafa am ñaari équipe day am Dakar 1 am Dakar 2 léegi ci li ñuy expliqué ñoom yooyu noonu ñu jël nga xamante ni mooy champion tournoi bi ci la ñuy ëpp ñi nga xamante ni la leen di jël pour ñu nekk en catégorie cadette. kon boobu AGEL moo jëloon tournoi bi. non ay sélection la woon. ay sélection la comme ça AGEL da yóbbu 5 joueurs. d'accord
génération foot 5 jours kenn waaw ci lañ defee ay test bi ñu defee test ñu on était plus de 1000 d'accord waaw parce que boo dee xool club Dakar rek ay 150 et quelque la Rufisque ñëwagul ay Bargny sous région bi waaw ñëpp dañuy indi ku ne day indi 5 jours waaw léegi ku ne 5 jours yooyu ci la ñuy jël def ci équipe ay équipe léegi bu ñu defee ay équipe ci lañ jëlee ñaar muy Dakar 1 ak Dakar 2 man maa ngi woon boobu Dakar 2 lañ nekkoon man Amdi ak Papi ñoo bokkoon même équipe waaw loolu la comme que yow ak booy Louga yi ay Papi Pape Mamadou Sy ñu gën koo xam ci Papi nga bokk ci ak Amdi maanaam ñooñu bi ngeen demee ba ci présélection bi nan ngeen fa doon dundee ak bi nga xamante ni ay nouveau ngeen ku ci nekk jógee na ci horizon bu différent nan ngeen doon dundee sélection boobu noonu bon parce que xam nga boo tëbee tëb rek dem ci yooyu noonu yu bari da nga koy éviter muy dem di wut ay affaire copinage xam nga yooyu yëpp dañ ko doon éviter foofu ñun bu ñu demee dañuy dem ñu classé comme loolu fa amoon kenn xamul kenn da ngay ñëw sa tour ñu bind lan défenseur nga bind waaw léegi man maa fa nekkoon seul défenseur boo xamante ni maa représenté région Rufisque yëpp waaw Amdi moo fa nekkoon département waaw Rufisque yëpp léegi Amdi moom mooy représenté tamit département Rufisque comme attaquant léegi man dañ ma doon booleeg défenseur yoo xamante ni comme stoppeur bu jógee ay Pikine Jaraaf yooyu noo fa nekkoon doon ñun ñoo fa nekkandoo woon ñuy dem di dem ñuy wàññi ba jël ci 30 ñu dem ba mu doon 18 léegi 18 yooyu noonu ñoo joué tournoi bi ñoo jël tournoi bi fee la woon final bi Kaolack ñu nag sélection bu kii bi la woon Thiès. yéen a jël tournoi bi dégg nañ ko kon dañ naan la félicitation nga xam ne tamit dund nga benn expérience bu positif tamit boo nga xamante ni nii yaakaar naa ni jeunes joueurs yi nga xamante ni nii nekk nañ Louga yaakaar naa ni war ngeen di côtoyer ku mel ne Pape Boy ak tant d'autres jeunes yi nga xam ne ñi ngi fi ñu lay jaajëfal waaye tamit ñu lay laaj sa demu Mbour Petite Côte nan nga fa demee da nga fa dem par agent wala da nga fa dem par contact ni personnel mais avant boobu Assane sax sa waay parce que Adel bi mu nekkoon nii moo ko am ni dafa nekk ndoo woon am di jaar na fi waxtaan nan ba ma wax ko ni ko yéen yow pourquoi nga dem génn Louga ñëwaat ma ni parce que lu tax man ma bëgg laaj la question boobu parce que Louga muy ñàmb rek fu mu mënti doon xam na ni fii xaw ma agent la xaw ma est-ce que am na Louga parce que Louga gisuma ñu jaay benn jour te fii am na ay Lougatois yoo xamante ne si ay professionnel lan ko ci mel ni ay Dame Diop ay ñeneen ak ñeneen ñooñu dañoo génn Louga bi ñu génnee Louga lan am contact de ce fait man am ni man ni ko man mënumaa comprendre jour génn Louga di ñëwaat parce que Louga mosumaa gis ñu jaay fi jour mu ni ma bi ma nekkee Agel ñun buñ fa daan nekk mu ni booy yi fa daan nekk ak ndoo ak ñun yenn jours yi ñun ñoo leen daan ëpp talent foofu mu ni mais booy yi dañuy voyager man ko la tax mu ni ma am na yenn dirigeants yoo xam dañuy ñëw nii la yow booy boo amee xaalis fan ngay investir nga ni Louga ñun la ñun ñi nga xam Rufisque la ñuy investir ñooñu la ñuy privilégié yow loolu yow expérience boobu dund nga ko fa bari na man maam comme li ko am di waxee rek man mën naa ne foofu presque maa doon lépp ki ko yoroon Samba Kor Cissé ancien international la moom moo yoroon Agel presque léppi Agel man maa ko yoroon presque am na ñoo xamante ne nii seeni këyit seeni visa maa ko doon jëli ay boy yoo xam ne ñu fa nekk ndool ñoo xamante ñoo am bokk même équipe des fois sax daaw ñu joué waaw mais li naan ku nekk li sa wërsëg quoi man damaa jàppoon ni foofu du woon suñu wërsëg pour ñu voyager fa waaw favoritisme ngi ci biir waaw parce que xam nga fépp foo dem loolu la parce que li naan dàq waaw bàyyi sa yooyu tànk ba pare en plus li nga nar a dàq kéwal mu dem àll ba nga dàq mu jëm biir kër parce que man loolu laa fa gis parce que ñoo xamante ni ñun bu ñu fay ñëw dañoo proposé woon nañu bu ñu fa defee tant d'années dañuy yóbbu ñu voyage ci la ñuy defaree âge bu ndaw ñoom ñoo defar suñuy papier yëpp ñoo ko defar léegi ñu def bi ñu defee loolu man gisuma changement chaque année loolu mooy répercuté. mais di nga gisoo changement mais dinaa gis ñoo xam ne dañuy dem am na ñoo xamante ni dañ leen jëlee bokkul sax am na ñoo xam ne dañ leen jëlee ci yeneen équipe yóbbu leen ñuy voyage ñu fa nekk xam nga ñuy toog di muñ loolu di dem di muñ loolu ba un jour man bi ma ñàmbul proposé nii pour dañ may jël hésité wu ma mais sama devoir def naa ko mooy woo naa ko moom mi nga xam moo ma yoroon tant d'années mën naa ni lépp li nga xamante ne nii lu ci ëpp sama carrière de football moo ko def ci man Samba Kor Cissé maa ngi koy nuyu au passage ancien international waaw moom ci la bokk woo naa ko ne ko carrément dama am proposition Ñambur mun ma combien d'années ma expliqué ko mu teg ma ñaanal ma xam nga loolu tax ma jóge fa bon comme li nga waxee comme ñibbisiwaat bi
du question que dañoo demoon fenn gisuñu fa dara ñu ñibbisiwaat non jàpp naa ni ñun Louga moo ñu ñor ñun Louga lañ am xam nga dañoo jàpp ni buñ demee ba am benn maturité bi suñu dëkk soxla ñu war nañoo ñëw défendre couleur am loolu doo nga tax ñu ñibbisiwaat mais du leneen. donc parce que Louga nga dëkk. loolu moom moo tax nga retourné ñëwaat. yëkkati drapeau Louga. voilà mais des fois aussi tamit jour. parce que yow ku ubbi woon sa bool bi jarul ma lay laaj luy sa ambition jour boo ko laaj danaan la dama bëgg a nekk professionnel. fii Louga man yow gisoo fi koo xamante ne si nekk na professionnel jaar fii Louga ñu jëndee ko Louga. man côté boobu laay waxee quoi. des fois bon nit na ngay dem fi nga xamante ne si foofu la say mbir war a gën a mën a leeree waxuma nag bu kenn ñëw ñàmbu. waxuma loolu. mais expérience la boo xamante ne si ñëpp xam nañ ko fee bi. fii Louga duñ jaay jour. xaw ma nag quel est le problème bu fekkee aussi dafa am ñoo xamante ne si peut-être li ma wax xaw nañ koo jàpp seen biir ñu ñëw ñu expliquer. je ne sais pas xaw ma lu tax Louga amul agent xaw ma nu mu demee. donc moo tax yenn booy bu ma leen gisee ñu génn dama naan leen wut leen ay contact ngeen jéem a voyager parce que boo leen voyager Louga ñun bu ñuy toog di leen seetaan tey bu ñu amoon ku mel ni Sadio Mané loolu fierté Louga lay nekk voilà côté boobu moo tax ma wax mais du question da yenn gars yi damay bañ ñu xaw a jàpp ni damay dàq booy wala yooyu quoi voilà Assane yaa ngi woon ñëw ci Mbour Petite Côte loolu la quoi maanaam ci li nga ci wax mooy lan Louga gisuñu fi koo xamante ni nii mën naa jël jour benn jeune talent yóbbu ko ci Europe bi wala nga yóbbu ko ci beneen championnat bu gën a élevé bi mu nekk te tamit bu ñu xoolee ba xool lu baree bari booy Louga yi ñu fi gis comme exemple Dame dafa génn Louga pour mën a jaay boppam liñ naan daagu fi ñu leen voilà moo ngi noonu MPC la jaare yow it ñuy jaar foofu noonu di la laaj benn question maanaam yow sa dem Mbour ci lan la jaar ci contact personnel la wala agent nga am ba léegi nii non man Khalifa Gueye bu A2F maa ngi koy nuyoo Pacha journaliste man moo ma booleeg waa Mbour yi moo ko Tafa Sall tamit journaliste de sport ñoom ñaar ñoo coordonné daan may boole foofu parce que début championnat bi amoon ab tournoi bu fa amoon tournoi boo xamante ni Demba Diop la woon Demba Diop bu Mbour ak Kër Madior Stade de Mbour ak MPC léegi ci tournoi yooyu noonu ci lañ ma booleeg waa MPC yi ci laa fa demee foofu noonu bi ma demee joué nañ tournoi bi ma ñëw fekk na juste gars yi tollu demi-finale boobu ñu war a daje Kër Madior ci laa joué sama premier match ak ñoom léegi bi ma joué ak ñoom après par la suite lañ ma woo ne ma léegi damay toogaat xaar parce que am na beneen match ñu nag Dakar Sacré-Cœur boo xamante ni bu ma war a joué waat bi ma joué tey boobu ci lañ kiiwee ci lañ juboowee quoi. kon ñu xam ni yow dañ laa ci ay loxo nga jaar. ñu boole laa ak waa Mbour Petite Côte mooy MPC. kon yaakaar naa ni kon sélection lañ la woowe woon. avant ñu lay jël. du contrat direct da nga ñëw ñu def tournoi pour xool ban talent nga fi indi. après bi ñu defee tournoi yooyu noonu ba mu jeex. après yow say finalité nan nga ko terminé ak waa MPC. ba acté contrat bi ak Mbaye Diouf. ak ñaata année nga fa signé. parce que benn saison rek nga fa def. waaw bon man bi ma demee bi ñu joué tournoi ba pare. man presque mën naa ne lépp ñoom ñoo ko yor Khalifa Gueye moo ko yor ak Tafa Sall. kon ñooy say agent. waaw ñoo yor sama lépp presque man ñoo yor sama lépp. kon gars yi dinañ leen song. waaw dégg ngeen loolu Pape Boy da koy toj. ñoom ñoo yor sama lépp quoi Tafa Sall. maa ngi koy nuyu tamit grand bu baax. mu jàppale xam nga mook Khalifa Gueye ñoom ñoo yor sama lépp. xam nga léegi bi ñu demee ñoom ñoo doon discuter affaire yooyu noonu di ma teg ci code naan ma lii laay defal lii man signé laa ci am ak football. waaw mais ñoom ñoo yor sama lépp. ñu yor sama lépp. voilà dañuy ñëw ci parcours bi ren. bu fekkee mën nga ñoo wax parce que nee nga depuis nga duggoon ak Central Football. boobu ba léegi yaa ngi titulaire. mën nga ñoo wax ren sa saison boo ñu ko mënoon résumer rek sa saison ren. bon ak Mbour Petite Côte. comme par exemple comme ñaata match nga joué. waaw metti woon na mettiwul. waaw intégration bi. waaw intégration bi moom xam nga boo jógee ci dëkk dem foo xamante ni xamoo fa dara. mën naa ni métti na du métti parce que ñun ay footballeur lañ parce que ñaan nañ yàlla dem fu gën a kawe ay MPC. Inch'Allah xam nga loolu lay ñaan yàlla amin xam nga mais biñ demee début bi métti woon na trop intégration bi nga am coach tubaab xam nga li muy wax doo ko dégg bu baax. italien waaw moom dañ koy traduire xam nga ñoom dañoo exigence seen liggéey xamoo ko mosoo côtoyer coach tubaab nga dem foofu intégration bi dina métti mais bi ma demee. mën naa ne entraîné wu ma fay une semaine yoo xamante ni mat la ci la championnat bi démarré sama premier match ma ñaari tali ci laa joué mais match boobu àggale wu ma ko. première journée maa joué waaw maa départ titulaire latéral droit. mais boobu taxaw ma physiquement
léegi par la suite la ma woo expliqué ma ne ma taxawoo parce que gars yi dañ laa raw ma comprendre mun ma il faut nga liggéey mu boole ma ak suñu préparateur physique bi. moom aussi italien la. italien la waaw Mathias léegi ñu liggéey lu metti léegi bi ñu ñëwee maa ngi ñëw 4e journée xaw ma 5e journée je pense ñu nag Casa Sport. nga ñëwaat laa ñëwaat depuis boobu ba léegi maa joué Casa Sport ñu ne Casa Sport boobu la suñu première victoire ñu gagné 2-0 ñu ñëw ak Gorée ñëw daal indi. waaw indi victoire waaw mën naa ni loolu la quoi ma ñëw ñu nag Gorée tamit ñu gagné 3-0 continuer noonu ñëw Stade de Mbour mooy derby bi. waaw laa joué. match boobu moom du yomb. match boobu waaw ñu dem bi ñuy joué noonu ñoo jël meilleure défense. match boobu. waaw bi ñu joué noonu ñoo jël meilleure défense. mais match boobu waru laa jaaxal de parce que ku joué penc dëkkandoo. waaw non mais loolu beneen réalité la quoi mais match boobu beneen réalité. parce que bokkul quoi parce que ñaari équipe yoo xam ne ñoo bokk même dëkk Mbour. ba pare ku xam Mbour xam ne ni dëkk football la. xam nga ñoom bi ñu ko jëlee à la légère day métti trop. xam nga yàlla def ñu niil dara xew fa. jàmm xew fa ñu am fa ay relation yu baax xam nga loolu la quoi depuis lors xam benn match laa génne ñu Dakar Sacré-Cœur boobu dañoo tourné effectif bi joué ma ak coupe mais yi ci des yëpp maa joué ba ci fii ci Ñambur sama dernier match foofu. dëgg la ñoo ngi dégg sa biir wax nga ni bi nga njëkkee titulaire coach bi def laa woo ni la taxawoo physiquement. loolu ñu wax ko benn joueur bi nga xamante ni jeune la lan la def ci instant bi mu la ko waxee. non instant boobu noonu metti na ma parce que même bu dul man joueur maanaam compétiteur fu ñu la fekk da ngaa war di compétir wala fu ñu la fekk da ngaa war di entraîner mais période boobu ma koy wax fekkoon na ñuy jouer navétane te xam nga ni entraînement navétane ak championnat bokkul. xam nga ñun ñiy entraîner fi ñu jàpp ni. taxaw na te fekk ni ñun suñu dënn bi xoosuwul sax. looloo taxoon mais bi ma ko waxee am na lu ma def gën na maa motiver pour ma ñëw bokk ci groupe bi ma waxee loolu nag ma ñëw intégré di jouer. entraîner comme samay morom di def 3 séances par jour parce que foofu 2 la ñuy def bu ñu defee 2 guddi gi à partir de 20h damay dem salle di renforcer wu ba ñëw di ma ñëwee nag moom mu xam ni ñëw naa ci dama commencé titulariser. dëgg la kon ñuy wax joueurs yi rek ñu dem entraîner ji parce que entraînement mooy fay jour. ñu gis que ni dem nga Asel. dikk Njàmbur dem Mbour Petite Côte. nga gis fa tamit staff technique bu ne. ñu bëgg a xuusandi rek ci Mbour Petite Côte nga dem fekk fa ay trio italien. loolu noonu nan la def parce que loolu bu ñu ko dee gis ñu ngi ko doon gis ci Génération Foot. Douane ak Njàmbur sax autant amoon na ay brésilien. loolu lan la def yow ci italien yooyu ak communication bi nan lay demee. bon loolu mën naa ne ab surplus la. parce que ku daan côtoyé ay coach fii parce que Pa Karim Sega yal na ko yàlla yërëm. kooku ku mu yor rek mën naa ne ab monument yor na la monument football parce que du la wax lu dul football nga ñëw tamit ay italien yor la di def ci loo xamante ni ci fa nga bëgg a àgg ñoom ñu la ciy defal benn aperçu bu ndaw xam nga loolu rek fierté la quoi te dafa yokk lu bari ci man ab benn xam-xam boo xamante ne nii ñu ngi ko bëggoon a découvrir foofu ñu indil ñu ko fii en attendant xam nga di ñaan yàlla loolu noonu mu ñëw di ko imposer ñaan yàlla ëllëg ñu dem ci seen dëkk ñoom ñun tamit ñu imposer fa ñun suñu talent. incha allah dina am amiin Souleymane. voilà donc dañuy ñëw ci match Ndiambour MPC. match bi tàngoon na trop xam nga. coow li bari woon Pape Boy ñëwoon ci match boo xamante ne si mel ne yamb ci caaya ah Pape Boy. voilà match boobu yow bi nga waree xam ne yow yaay titulaire contre Ndiambour rek. yow lan moo nekk sa bopp yow lan moo nekkoon sa bopp yow. non ñun fee tubaab bi ni muy liggéeyee comme ça équipe bi muy préparé. début semaine lay commencé parce que 11 yi muy kii début semaine la koy commencé début semaine bi xamoon naa ne maay joué xamoon naa ne ñoom Ndiambour maay joué. mais boobu dafa ma proposé woon ñaari postes yu différent parce que dañoo ñëw mu ma comme damay dem sa dëkk moom au début xamu woon ne Louga laa dëkk léegi biñ nee Ndiambour la mu ma léegi dama lay proposé nga jouer ma récupérateur wala latéral ma daal di ree léegi bi ma ree mu ma xam naa ni da ngaa ree mais xam naa ne bëggoo ko léegi naa la yóbbu sa poste ma ne ko waa garaawul mais semaine boobu yëpp du ma ko nëbbu semaine boobu may entraîné yëpp dama kontaan parce que xam naa ne sama dëkk laa jëm te ñun li ñuy liggéey jàppoon naa ni ñun bu ñu ko indee fii Ndiambour yàlla dañu sutura ba am ndam te yàlla defal nañu ko. ay nooy neex lan ñoom non waxuma ko de ñoom am de ki gars ay ndaanaan lan ay kara yu ma gis seen équipe bu sala non ñooñu tournoi après den waaw non ñooñu ay ndaanaan lan ñooñu ay ndaanaan lan ñooñu kenn du ñoom xam nga mais bi ma xamee ne maa joué fierté la parce que nga ñëw rek man waxoon naa ko dama ko waxoon sax ki kay traduire ma ne ko man su fekkee damay ñëw mooy teg ban
mooy loolu quoi Ousse damaa bëgg a jouer parce que fii laa jëm si Ñambur sama dëkk xam nga di ko tooñ noonu waaw ma ñëwee mais yàlla def ma ñëw fi dugal bi victoire bi xam nga mooy loolu quoi xamoo noo def waa Louga sax waa Louga mais nag bii ñu gis ki bii boobu noonu bi nga koy jël sax da nga kaa xaw a nangu ci loxo gars yi parce que gis nañ benn discussion bu yàgg yow ak sa collègue yi waaw comme man la yaa ngi leen di wax indi ma dugal ko indi ma dóor ko yàgg naa koo tenté waaw yow ban yaqin nga am ni yow bal bi da nga ko war a dugal non parce que man ku ma xam Louga xam ne man tireur la parce que coup franc boobu du benn yoon boobu laa ko dugal loolu dëgg la yàgg naa kaa dugal navétane dugal naa ko sax championnat fii gars yi waroon noo xam ne Pape Boy lii la koy laaj waaw mais gars yi ci boppam ñoo waroon a wax góor bi ni ko carrément kii lii ak lii lay def parce que gars yi xam nan la non peut-être xam naa ak affaire professionnalisme bi moo taxoon ñu bàyyi góol bi mu def liggéeyam mais bi ma tegee bal bi maag suñu numéro 7 bi parce que foofu kenn ku ne da nga am sa rôle suñu 7 bi mooy suñu tireur biñ ñëwee dama ñëw ma ne ko bàyyil ma dóor bal bi ñu discuter noonu mun ma non maay tiré ma ne ko non bàyyil ma dóor maay dóor tey tu comprends léegi ci lañ waxtaanee ba jubóo mu bàyyi ma mais bi ma tegee coup franc bi kaka mi ngi ma doon tooñ naan bu leen ko bàyyi mu dóor moo ko am di ñu ngi may pousse naan ma bu leen ko bàyyi mu dóor ñoom xam nañ la si parce que boobu xamoon nañ ni man tireur laa te mënoon naa kaa dugal loolu dong la quoi ñu gis bi nga ko dugalee mu nekk à la 75e minute muy deuxième bi nga xamante ni moo rey match bi ñaar score bi 2-0 la woon 1-1 la woon 1-1 la woon après waaw après muy deuxième bi muy 2-1 waaw ñu gis que bi nga ko dugalee ni nga doon jubilé ak turbine Louga gars la Cheikh Até la ñuy def émission bi damay xaj yeeg yëpp waaw sama gars ay góor ñoo dugg bi coow li jàllee ñu ñëw ci bii bi nga xam dugal nga ko voilà yow bi nga dugalee bii bi Pape gis nañ mu am ay coow sa diggante ak supporters yi xam nga rek jour yenn saa yi am na fu ko émission di toll bu dugalee day tëb tudd mi nii xam nga voilà ñu bari ñoom Louga lan dëkk dañuy gis yow na ngaa dëkk Louga yow boo dugalee bii bi dafay am lu muy def ci ñoom voilà coow loolu yow loolu moo tax yow nga indi coow li yow en tant que joueur sax nga gën a xam ne yëkkati public Lougatois public Lougatois bi yéen ngeen xaw a am ay coow lan moo tax yow nga préfère def loolu non du loolu sax parce que coow li mi ngi commencé ci premier but bi parce que ñu ñoo njëkk a dugal ñu ñëwee di jubilé suñu banc bi noonu am na ñoo xamante ni ci tribune bi ñi nga doon jug di ma saaga mais jàppee ma ko dara parce que man mi football sama yow dafa bokk ci métier bi quoi des fois ñi dañ la bëgg ñi duñ la bëgg xam nga mais deuxième bi bi ma dugalee coup franc bi mais du Ñambur a tax sax ma jubilé parce que ñun bi ñuy ñëw fa dañoo soxloon victoire xam nga même bu dul dara ak match bi fi mu tolloon noonu xam nga parce que xawoon ngeen caxte de waaw fi mu tolloon noonu dañoo soxloon victoire xam nga ci équipe boo xamante ne nii dafa nekkoon ci benn dynamique xam nga muy Ñambur bi ñu joué ak ñoom dafa nekkoon ci benn dynamique di jóg nga ñëw nga gagné ko à domicile ba pare en plus man ma dëkk Louga xam nga nekkoon fi ñëw dugal bi victoire bi damay def lu rëy xam nga da doon lu kawe ci man mais du question dama ko defoon pour ñoom wala dara wala jéem leen a ñaawal wala dara du question ñaawal xam nga émotion laa ko defee euphorie xam nga mais du dara mais par la suite biñ ma invité ci conférence de presse bi jéggalu naa waa Louga parce que bi match bi jeexee lépp wàcc jéggalu naa leen ne saaguma fa kenn wax dëgg neex yàlla du kenn ku ma fa saaga wala wax fa wax bu ñaaw non amul bi match bi jeexee baalu naa leen xam nga loolu la daal. ok yow nga dugal bii bi ci muy deuxième bii bi nga xam ne mooy bii victoire bi. nga dugal ko jubilé. muy indi ay polémiques yu bëree bëri. ñu lay suivre ba noonu ñu invité la ci benn rajo yow ak sa collègue am di ngeen toog. nga wax ni jégalu naa waa Louga. mais wax ji nga wax yëpp benn laa ci capté muy lan Louga laa dëkk ubbil naa sama porte Njàmbur. loolu nag waa Njàmbur ñu ngi koy dégg te kii seen doom la te mi ngi xaar ngeen woowaat ko mais soo demoon ba Njàmbur woowaat la nii yow ci yan condition ngay ñëwee Njàmbur. bon mën naa ni comme Njàmbur ni Njàmbur li nga wax rek man awma lu ëpp Njàmbur awma lu sut Njàmbur man Njàmbur laa dirigeant yi fi nekk joueurs yi fi nekk kenn ëppale wu ma ci ay Njàmbur laa bon mais man dama ne sous contrat ak MPC 3 ans laa signé bon man football rek laa am moom laay def moom laay suivre Njàmbur mën ma koo bañ parce que mënoo ni championnat Sénégal ngeen dañ ciy génne Njàmbur mënul nekk équipe bu mag la te en plus sama équipe bu dëkk la waaw sama équipe de cœur la bon da nekk Mbour sax ñu koy gagné ça me fait mal donte football moo fa daf may metti parce que fi laa dëkk lu mu yàgg su yàlla defoon ma am lépp Njàmbur laay indi xam nga mais comme li ma wax rek man dama am ñoo xamante ni ñoo ma yor ñoo may teete defal lii ma def lii bul def Khalifa Gueye ak Tafa Sall ñoom ñooy sama lépp
mën naa ni suñ ne ma woon arrêté ma arrêté dans le bon sens ma arrêté. dëgg la Khalifa Gaye ak Tafa Sall ñoo ngi leen di nuyu di leen yéen it si appel def benn appel ngeen jaay suñu boy bi parce que fierté Louga soit la mais tamit contrat nga nekk 3 ans. mais instant bi ni benn mbas ma ñëw na fi. arrêté activité sportive yëpp nag. mais léegi yow maanaam activité yi doxatul. léegi feebar boobu lan la def ci yow ak Mbour Petite Côte. contrat nga fa am. est-ce que la daan dox mi ngi dox ba pare su ma nee mooy côté pécuniaire bi ñu ngi lay fay sa salaire yaa ngi koy recevoir ba léegi wala déet comme que dara doxatul. bon ci kii bi laay ñëw ci mbas mi. ñaan yàlla mu jëlee ko fii xam nga parce que neexul quoi mais nañuy sant rek parce que li waroon a am la rek. xam nga ñu ñaan yàlla mu jëlee ko fii xam nga ñi nga xam ne ñoom la dal. ñu leen di masawu di jaale ñi nga xam ne ci gaañoo xam nga bon ci côté boobu. parce que ñun ku xam ñun MPC xam ne ñun ay tubaab ay italien ñoom lañ signé ay accord contrat bon bi affaire yi amee affaire da leen touché leen ci lu bari léegi bi mu leen touché ci lu bari suñu président wooñu muy nit ku baax maa ngi koy nuyu au passage waaw muy président Mbaye Diouf Dia xam nga muy def acte yu noble parce que fii mën naa ni bi feebar bi amee ba léegi du benn joueur boo xamante ni yaa ngi percevoir sa salaire comme ni nga ko daan jotee xam nga te ñun loolu da leen ciy comprendre parce que du seen coobare lu yàlla dogal la xam nga ñun tamit dañ ciy ànd ak ñoom parce que ñun suñuy njiit ñoom côté boobu da leen ciy comprendre quoi xam ne corona bi moo tax loolu yëpp mais tamit ci biir loolu mu ngi doon am yu bari yoo xamante ni mi ñu koy jàppale xam nga des fois dañuy toog mu ñuy dugal yoo xamante ne ni dañ ci mën a faj suñu soxla même bul à 100% mi ngi ci doon jàpp xam nga parce que situation yi moo obligé loolu xam nga rek mais dañ leen ciy comprendre quoi mais du leneen quoi bon loolu la quoi. ok barki démb gis nañ fédération. ak ligue professionnelle de football sénégalais. ñu jël li nga xamante ne si mooy décision concernant le coronavirus bi nga xam impacté woon na football bi négativement. mu amoon arrêt comme yeneen championnat yi am pratiquement ci àdduna bi yëpp. mais gis nañ championnat yu bari redémarré. France rek lan annulé seen bos te foofu joxe nañ fa ay titres. Afrique gis nañ yenn championnat yi nga xamante ne si ñu ngi redémarré waat ñuy jouer à huis clos. Sénégal ñoom ñëw nii annulation totale. amul trophée amul montée amul descente yow en tant que joueur yow loolu. noo ko gisee. bon mën naa sama analyse bu ndaw rek laay joxe. ci loolu ko dégg nga club yi kaas. club yi waaw am na ñoo xamante ni ñu bari ñu ngi kaas xam nga man tamit damay mal placé pour wax ci parce que bu doon man bokk mën naa ni dañoo waroon a jox Tëngéej titre bi quoi parce que mérité na ko xam nga joueur la waruma soxor même bu dul dara boo dee xool mi ngi rawee deuxième bi 12 points. xam nga parcours sans faute. waaw parcours sans faute xam nga pour man bokk sama avis bokk bu doon may décider damay jox Tëngéej titre bi ñaar ñi nekk ci suuf même bu ma la mënta wàccee pourquoi pas indi ñaar ñi nga xamante ni ñoo newoon Ligue 2 ñu def tournoi à 16. Linguère Iso ñu ñëw xam nga ñu complété bu beneen année nga wàccee 4 yéegee 2 championnat bi normalaat sama xalaat bu gàtt quoi waaw. xalaat dafa mel ne sax ñu bari li nga xalaat nii loolu lan xalaat. si voilà ñu jaal ci dernière question bi. xam naa mooy peut-être laaj Pape Boye lan moo nekk lan lay xool ci kanamam quoi moom mooy li nga xamante ne si sa avenir du football yow noo ko gisee ak fan nga teg sa bët. bon comme ni ma ko waxee rek wala rêve joueur yëpp man damay rêver jouer dans le haut niveau xam nga jouer dans le haut niveau comme samay morom xam nga di ka ñaanal sama bopp. di ka ñaanal tamit ñi nga xamante ni moom laa bokkal liggéey bi xam nga muy sama moromu joueur yëpp xam nga yàlla jàppale ñu bañ dem di jouer à l'extérieur xam nga am contrat yu baax jàppale ñi nga xamante ni ñoo ñu yaakaar parce que ñun amuñu lu dul suñuy famille amuñu lu dul suñuy nit xam nga te kenn ñuy jouer ñi nga xamante ni ñoo bokk milieu football bi loolu laa ñaanal yàlla xam nga ñu réussir comme suñuy morom ñun ñëpp. jàppale ñëpp tamit jàppale suñuy frère ak ñëpp ñi nga xamante ne nii ñi ngi sonn ci ñun ak ñi nga xam ñu sonnul tamit ci ñun ñu mën cee bénéficier wu xam nga parce que ñaanaan yàlla heure bu ñu demee ba bàyyi football nekk à la retraite ñu jàppale ñi nga xamante ne nii tamit
ils sont dans le besoin quoi. ñun loolu lañuy ñaan yàlla quoi. waaw. yàlla na ko yàlla def. amiin amiin yàlla may nga yegg fi nga bëgg a yegg. amiin ko ñaanal ñëpp. amiin waay. voilà donc émission 90 minutes la woon ci Sen Média TV ñu leen di wax ngeen continuer di abonné di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah.